docteur Cheikh Dieng salaamaaleykum. salaamaaleykum Ababacar. ñu lay nuyu El Hadj Ndiogou Diène mi ñuy àndal ci waxtaan wi yaay meeru Djiddah Thiaroye Kaw bokk ci parti démocratique sénégalais des na waxtaanee ci kanam maire yeeg la nga xam ni moom lañ doon séentu ci acte 3 décentralisation ñu def ci xayma ndax dañoo bëgg gox-goxaat yi am koom moo tax ñu indiwoon acte 3 de la décentralisation daañu waxtaanee politique bu ci waxtu xaje waaye dafa fekk ni tam sa xam-xam daa màcc ci wàllu environnement loolu la ñu bëgg a tàmbalee waxtaanee taw bi njëkk ndax dëkk bi ñu ngi ci diggu mois de août te Sénégal ni moo doon tooyee ci nawet bi xëy na tooyee wu ni ko misaal ci Ndakaaru bi nga xam ne moom boobaak léegi gis nañ ni mu demee ci wàllum taw ndax am nga ci explication ndax bu ñu sukkandikoo ci SILS di kuréel goo xam ni ñi nga xam ne ñooy réew yu mel ni Sénégal ak ñi dend ak moom te bekkoor mel na lu fi fës léeg-léeg ñoom waa SILS googu waxoon nañ ni mënees naa bañ a séentu taw yi xaw a takku noonu ndax situation bi am na jar na am tiitaangeem déet ci sa xam-xam. waa jërëjëf sëriñ El Hadj Ndiogou maa ngi leen nuyu yow tamit ginnaaw bi mu nuyu Babacar nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu RFM matin. donc li nga wax dafa am solo dañoo seetlu at yi yëpp ak at yi ci ginnaaw lu ñuy wooye ci wàllu environnement dérèglement climatique mooy taw yi heure bi ñu ko daa séentu dootul ñëw mën naa gën a teel comme mën naa gën a yeex mën naa bari comme mën naa bañ a bari prévision bi ci boppam moo nekk lu xaw a jafe loolu nag scientifique yi dañ koy méngale ak li ñuy wooye wàllu changement climatique boo ko déggee mooy jaww ji day soppeeku mais doo xam ban sens lay soppeeku li ñuy wax ay phénomène extrême dañuy bari maanaam gis nga ñi ngi wax ouragan ak ay tsunami yu bari sax yoo xam ne nekk na ci luy gën a luy jafe lool prévision mbir yi nu muy demee bu loolu wéyee tamit ngay gis muy am yeneen phénomène yu doy waar yu mel ni ay sécheresse yu yàgg wala ay taw yu bare tornade donc loolu lépp lu koy indi ñu ngi koy méngaleeg wàllu changement climatique nag lu mu wundu en fait li koy causé maanaam booy seet ci jaww ji dafa am lu ñuy wax ay gaz yiñ ci gën a ràññee nag mooy gaz carbonique ak gaz méthane façon gaz la yoo xam ni dañoo nekk ci jaww ji lu ci ëpp nag activité humaine mooy yokk production buñ ko produire bu nekkee ci jaww ji maanaam rayon solaire yi nga xam ni naaj wi buy ñëw gaz boobu dafa lu bari lu mu ciy téye bu ko téye am lu mu bàyyi tamit li mu bàyyi ñëw bu ci suuf si delluwaat ci kaw jaww ji gaz yooyu téewaat ko au fur et à mesure que nag quantité de gaz carbonique bi ak quantité méthane bi di yokku li ñuy téye ci rayonnement yooyu nga xam ne rayonnement solaire yooyu maanaam chaleur boobu bu su baree ci li wër jaww ji mooy tax jaww ji di gën a tàngaay boobu nag day am ay conséquences yoo xam ni kenn xamul nag lan la foofu la alikalaju changement climatique nekk. léegi ñàkk taw bi baabu ko doon wax boobu ba léegi nawet bi est-ce que jarul am tiitaange boobu ba léegi daanaka tawul Sénégal li ñu nemmeeku ci nawet bi ren mu tëddee. mën nañ ca bañ a am tiitaange bu ñu sukkandikoo ci prévision météo yi nga xam ne moom la SILS wax parce que SILS balaa ñu àgg ci nawet bi génnoon na benn bulletin météo ni taw bi dina tolloog à peu près ak li nga xam ni moom lañ daa gis ci normal yi boo déggee normal mooy taw moyenne fukki at yi ñu génn dina xaw a tolloo waaye newoon nañu dina yeex a tàmbali waaye dina xaw a yeex a dina gën a yeex a jeex
donc mën nañ ca bañ am tiitaange wante liñ ciy doppale rek mooy li information climatique bi dul àgg ci baykat bi nga xam ni moo ko war a jëfandikoo. ndax ñoom bu tawee benn taw rek ñu bu tawee benn yoon rek ñu ji te mën naa indi loolaange ndax mën na taw benn taw bu njëkk toogaat lu yàgg tawul bu ko defee lañ ji yàqook ñoom seen. mooy li ñu gis ren ci Sénégal taw na benn yoon ñu ji xañ na bu dee dugub moom xaw naa plastique tuuti wante bu dee gerte gi la ci ëpp dafay dee. loolu mu indi loraange pour ñoom. mu indi ay pertement de semence yu bare bari. donc j'étais en train d'expliquer que ni changement climatique yooyu nag maanaam dafa am njeexital bu am solo. loolu doomu aadama yi ñoo koy def ñoo waral bokk nañ ñoom doomu aadama yi ci boppam ci àddina gépp bokk nañ ci li waral changement climatique yi di am taw du am tàngoor di yokk réew yu mel ni Afrique wala bu ñu bëggee gën a misaal Sénégal ana lan lañ fiy def loo xam ni bokk na ci li yàq jaww ji. waaw li ëpp li favoriser phénomène changement climatique yooyu bokk na ci li ci ëpp solo. mooy pétrole bi nga xam moom la ñuy taal mën nañ ko taalee nag lakk ko ci wàllu industrie mën nañ koo lakk ci wàllu sunu oto yi daw mën nañ koo lakk ci yeneen fànn mooy li ci ëpp solo leneen li ci am solo na te nga xam ne ci la Afrique di ëpp lu muy produire wala lu mu ci contribuer mooy ci wàllu feu de brousse mooy àll bi daay giy tàkk wala consommation bois énergie mooy maanaam mat wala këriñ gi nga xam ni moom la ñuy toggee te boo xoolee Sénégal 85 ba 90% ci énergie bi ñuy toggee ci matt lay jógee wala muy mat wala muy. ak xëy na àll bi ñuy dagg itam. àll bi ci anam woo xam ni jaaduwul. àll bi ñuy dagg am na ci solo lool. parce que forêt dafa nekk li ñuy wooye puits carbone maanaam CO2 bi. bu ñuy def forêt bi buy def photosynthèse garab buy def photosynthèse maanaam mooy buy dund di màgg moom gaz carbonique moom lay lekk moom lay dundee donc au plus nga am ay forêt yooyu dañuy nekk ay puits carbone mooy dañuy stocké gaz carbonique bi nga xam ne naroon naa dem ci jaww ji kon évidemment bu ñu daggee garab àll bi wa ila àll bi di dégradé wu maanaam forêt bi ma nga fa wante feu de brousse yi jaar wala mat biñ ciy góor wala et cetera loolu lépp forêt bi day dégradé wu ba donc dootul mën a am capacité d'absorption bi nga xam ni donc forêt bu primaire forêt bu normale dina ko am. sunu Sénégal gi àll sax bëriwu fi bu weesoo xëy na Casamance mooy la ca gën a fas ci wàllu àll ak yanjaay docteur Cheikh Dieng maire Djiddah Thiaroye Kaw ñu dugg ci wàllu maire yi nag ndax gis nañ ni acte 3 de la décentralisation nu ñu ko waxee sànq lañ ca jublu woon mooy gox xaat yi maire yi mën a suqaliku ci wàllu koom tey ji buñ dee xayma fu mu toll ndax liñ ci doon séentu tàmbale naa feeñ ñu njëkkee sax liñ daan wax fonds de dotation yeeg ñoom seen ngeen ko doon jàmbat ne nguur gi da ko war a dekkee si jox leen ko est-ce que xaalis ba yegsi na. alhamdulilah egsi na bërki démb. egsi na bërki démb donc moom la ñu percepteur wax wante plus fondamentalement question bi nga posé dafa nekk ni acte 3 décentralisation dañ ci amoon yaakaar bu bare bare. wante malheureusement ni ko président Macky Sall paraxe donc dafa tax ba li ci ëppoon solo ci décentraliser acte 3 bi dañ ko cee rocc benn bu ci ëppoon solo mooy li ñuy wax la viabilité territoriale mooy booy jël commune bi mën a am ay recettes propres maanaam li muy génnee ci biir territoire am war koo mën a dund li ci ëpp ba li muy soxla ci état bi sax xañ na war naa mën a bañ a bari. loolu lu mu mooy juuti yi rek yu daanaka mooy li ngeen dundee est-ce que am na leneen loo xam ne mën na leen tax a am ak xaalis yenn communes yi. non commune moom daanaka juuti lay dundee juuteeg patente ak yooyu façon li ci des mooy li nga xam ne moom la ko état di jàppale. mais kon li ma doon wax léegi mooy ni boo jëlee ay communes yu tuuti xam ni daanaka la fay génn ci juuteeg la fay génn ci patente ak la fay génn ci publicité amul solo. yooyu commune buñ amul ndimbalu état bi duñ mën a dem loolu dafa nekkoon
dysfonctionnement boo xam ni acte 3 de la décentralisation doo ko waroon na sa saafara. beneen bi nga xam ni acte 3 dafa échoué complètement nag moi ba tax na sax ministre des finances mi ngi ni nañ def deuxième phase de acte 3 décentralisation may ci wàllu maanaam koom-koom bi nga xam ni donc transfert de ressources yi nga xam ni état bi war na ko def baax parce que acte 3 bi ñu koy tàmbali dañu woon TVA mooy li nga xam ne ci lañuy coppati tuuti jox communes yi dañoo proposer mu nekk 18 ba 20%. malheureusement président Macky Sall 3,5% yamu nekkoon la ko bàyyi loolu nag dafa néewal doole bu baax a baax communes yi ba daanaka communes yi daal la ñu waroon am ci capacité d'investissement ak la ñu waroon am ci état bi bu tëralee politique ñu mën koo territorialiser maanaam mooy ñu xool ni fi état bi jëm ñu mën a jublu ci boobu direction man koo jëmmal ci seen commune loolu commune. ndax loolu day fi ne yow ci sa gis da ngay wax ne acte 3 bi échec la dafa lajj wala bokk da nga naan baax na ak xëy na deuxième phase bi gars yi di wax dina am mbir yu bëri yoo xam te ne daañu ko ci soppi. ban bilan nga ciy def yow. waaw ba fi ñu toll gaa baaxugul moom la koy tax a mën a baax mooy ñaari fànn yi nga xam ne tudd naa ko donc ñu mën ko cee soppi benn ñu mën a dessiner waat commune yi. commune bu mel ni Guinaw Rail Sud ak Guinaw Rail nga xam ñaari commune yu néew doole lañu ñu man leen a boole ak commune yi nga xam ni comme Yeumbeul Nord ak Yeumbeul Sud daanaka benn commune la benn histoire la et cetera xam nga dañoo tirul une bonne. boo ko defee est-ce que du indi yeneen problème déjà ñee nekk lañ commune nga bëgg neen ñëw dañ koy tasaat boole leen ak yeneen commune loolu est-ce que du delluwaat gannaaw indiwaat bi yeneen problème encore. non loolu da koy bàyyi ba mandat yi jeex. bu ñu ko teelee annoncé. ñu def beneen découpage. nga xam ne sur la base de ce nouveau découpage nag la ñuy demee à d'autres élections wante wax fa dëgg yàlla am na commune yoo xam ni ni ñu bindoo. xanaa bu ñu defee découpage mooy nekk acte 4 bokk wala beneen phase ci acte 3. waaw xanaa mooy troisième phase de l'acte 3 day wane rek ni malheureusement donc du projet boo xam ne bu am solo woon nag bu am solo la parce que décentralisation dafa nekk démocratie à la base dafay rapprocher administration bi état bi du citoyen kooku lu am solo la ci am réew ni mu war a. démocratie ni mu war a tëddee kon boo koy def dafa war a ànd ak waxtaan bu yaatu war a ànd ak aussi vraiment ouverture du pouvoir wante ay nit waruñu tëju ci seen bureau rek xool lu leen arrangé politiquement ñu def ko parce que bi ñuy dagg commune yi découpage bi dagg boobu ñu dagg commune yi indi na coow ndax ñu fàttali ni yow sa maire yi Djidah Thiaroye Kaw mook maire yi Wakhinane Nimzatt ñu ngi fi doon xëccoo marché bu bees ñii nañ yéen a war a encaisser juuti yi ñoom ne ñoon la finalement yoon daal nay dogal ni yéen Djidah Thiaroye Kaw yéenay jël yëf yi xaw ma nu mujjee xaw ma ñii dañ cee amam déet waaye lu mënti am te frontière commune yi itam léeg-léeg du leer ci niñ ko daggee ku ne fan nga moom ak fan la sa commune yem. waaye wax fa dëgg yàlla foofu moom leeroon na parce que ab tëli bu yaatu moo séparé woon di Wakhinane Nimzatt ak Djidah Thiaroye Kaw xanaa kay Aliou Sall dafay rakku président de la république rek ëpp ñu doole donc doon ñu jaay doole wante sant yàlla biñ demee. ci yoonu Aliou Sall ci mbir mi. non. Aliou Sall Racine Talla moo fay maire Wakhinane Nimzatt. non waaye wante Aliou Sall dafa jàpp ni moom may maire Guédiawaye marché bu bees donc Guédiawaye parce que foofu dafa am histoire donc mais ci niñ découper territoire yi ab tëli bu yaatu bu goudronné moom moo ñu séparé Racine Talla feeñul woon ci xeex bi wax fa dëgg yàlla xeex bi Aliou Sall moo ko gàddu woon wante moo ko gàddu nag mais biñ jaaree ci yoon jaar fa ñu war a jaaree ko nañ ko war a jaaree am nañ ndam lu yaatu ci koom sant yàlla. Guédiawaye présidentielle yi ñu dëgmal nu muy demee Aliou Sall ñu nga tudd léegi mooy maire commune bu mag bi bu ñu dee xayma ci élection yi fi mujj moom ak ñi mu àndal ñoo leen fa duma yéen waa opposition bi gis nañ ngeen wàcc ci mbedd ma foofa diggante Pikine ak Guédiawaye dimanche.
doxum ñaxtu opposition bépp foofa ca Guédiawaye ak Pikine maa ngi lay boole Guédiawaye sax waaye département Pikine la sa maire yi nekk mais banlieue bi de façon globale seen taxawaay ak nu ngeen gisee ni xëy na Macky Sall bu ñu demee ci présidentielle yi di ngeen ko mën a daan foofa dina yomba. Bon am nañ ci yaakaar lool parce que quand même nag Macky Sall loo ci mën di wax mooy banlieue bi moo ëppoon doole ci la ko fal ndax ay dig yu am doole nag yu mu leen defoon surtout ci wàllu emploi. commune ji da jaare moo koy gagné de. waaw bon xam nga élection yi ñu mujj génn moom wax fa dëggal du woon élection parce que boo joxee say nit seeni carte te yeneen que 2 millions de nit amuñu woon seeni carte électeur ba ñuy dem élection wax fa dëgg yàlla. Donc bon on espère que bii yoon dinañ fexe ba teg mbir mi ci yoon parce que nag la banlieue bi dafa sonn banlieue bi dafa baroon yaakaar ci président Macky Sall te la mu fa digge woon muy wàllu inondation muy wàllu emploi muy wàllu investissement. tey moom mbir yi moom mën na leen ci wax lu bëri fi mu nekk nii tane na bu baax a baax boo xoolee bu njëkk ba ni daan sonne daanaka loolu lépp amatul ndax ay mesures yu ñu ci jël côté boobu. président Macky Sall defu ci lu bëri fa dëgg yàlla. parce que man bi may ñëw 2014. amoon naa 304 familles yu nekkoon yoo xam ni ndox mi nungu na seeni kër ba mu yóbbu leen ci biir école yi wante booba léegi dañoo cay jànget nag teg ci programme de lutte contre les inondations boo xam ni ñetti phase la bii dañuy tonni mbalit mi bi ci des ñu def ay canalisation secondaire yuy fexe ba ndox mi génne ci quartier yi dem ci bassin yi li ci des at mu nekk ñu am 17 moto pompe yoo xam ni dañ koy teg ci biir quartier yi ñuy pompe di ñëw. loolu bokkul ak li Macky Sall tëraloon tuddee ko plan décennal de lutte contre les inondations plan boo xam ni sax ci biir fukki at yooyu ñetti at yi mooy gën a tar doon plan d'urgence est-ce que loolu amul jéego yu mu def ci yëf yi. waaw tëraloon na ko wante boobu plan appliqué wuñ ko leen daal lañ ci gis mooy ni li doon bassin yi def na ko une canalisation wax fa dëgg yàlla loolu moom lu am solo la. lu baax la wante la nga xam moo doon tax bassin yi am njariñ mooy ñu def ay canalisation secondaire ndox mi di mën a génnee ci quartier yi di mën a dugg ci biir canal d'évacuation bi. Mais loolu amul je veux en profiter pour vraiment interpeller directeur général SONES ni ko canal boobu ONAS pardon canal boobu dafa am solo lool te depuis daaw entretien yi nga xam ne war na ci. defu ko ci. ñu ngi koy woo mu def ko ci. pour que population mën a am jàmm. surtout pour que ndox taw bi bu ñëwee ndox mi mën a évacuer wu ba dem ci géej ga. jërëjëf docteur Cheikh Dieng maire Djiddah Thiaroye Kao maire PDS di la gërëm ci waxtaan wi gërëm El Hadj Ndiogou Diène